lay dem la Fatick la bay bay maam Tey no,
non dafa jot parce que ñun dañu sonn gëj nañ gis teranga sama Mamadou Diop te jot na parce que bi ñu fi nekkee ba nëgër ni APR bi mu fi nekkee benn bokk yaakaar ba léegi ñun dañuy gagné tout le temps donc dafa jot ñu war ñu delloo njukkal. waaw sant yàlla te ndokkeel waa comité Dagoudane ci meeting bu rëy bi ñu amal pour soutenir seen doom ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr investissement bi nga xam ne def nañ ko ci Yoff ak Dakar vraiment muy mobilisation bu am solo. xam nga Dakar moom lébu yi ñoo wax ne président ne investir seen doom tey yàlla def ñu investir sunu doom muy Abdoulaye Diouf Sarr ci ville de Dakar dama jàpp ne bépp lébu war naa taxaw pour loolu mën a antu parce que am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne lébu yi matuñu 20% ci Dakar kon tey ji la ñuy natt suñu bopp ci cër bi ñu jox ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr bu lébu yëpp jàppee ku nekk votel ko nañ xam ne Dakaru lébu yi ñoo ko moom kon appel boobu lay def vraiment bu ñu xase nañu conscient xam ne bari nañu wax ñoo xam ne ñu ngi naan lébu yi dañu minoritaire Dakar tey nag la ñu war a natt bu élection yi ñëwee la ñu natt suñu bopp ba xam ndax minoritaire lañ Dakar wala minoritaire mais li am solo mooy incha allah bu ñëpp jàppee ñu def zahir ak baatin li ñu bëgg dinañ ko am incha allah yàlla dina ko fal. parce que depuis ñuy élection fii yëpp ministre bi mooy gagné commune am tey bu ñu demee ba war a tànn ki jiite Ndakaaru muy doomu Yoff di doomi lébu di doomi tànk di doomi Dakar bu ko tànnee dafa bàyyi xel lébu yi ñëpp dañu ñaanoon ne ko na investir suñu doom muy tànk muy douze penc yi muy lébu yëpp dañu ñaanoon comme def na ko kon bàyyi nañu xel kon moom mu ngi ñuy xool ndax li cër bi mu ñuy jox dinañ ñafe ba Dakar dugg ci loxam loolu daal la ñu ñaan dinañ garanti defal. man depuis conseil municipal di am ci Yoff j'étais conseil municipal tey may installé samay doom ci conseil municipal ma summi sama yëpp jox xale yi boo gisee meeting bii am tey maa ko initié na nañu dem meeting pour wane gune ndaw yi xamee ne ñoom la noo jox sunu baat Dagoudane benn baat rek la gune ndaw yi ñun dañu summeeku ren ci conseil municipal ak yëpp jox ko xale yi loolu moo tax tey Yoff accueillir ma noonu parce que dama ñëw ne ñun mag ñi ñëpp dañu génn conseil municipal bi jox ko xale yi xale yooyu tey nag ñoom la ñuy defaral fii comité électoral ñoom la ñuy installé tey fii comité électoral campagne jotagul ba campagne jotee dañoo dugg Dagoudane fa la noonu defee nuy meeting waaye tey dañu ñëw fii pour installer sunuy doom ñun ñëpp ñu génn ci conseil municipal bi dugal xale yu ndaw yi loolu mooy meeting ab tey bii. moo la lébu moo war a bëgg Ndakaaru du lébu yi rek soose bambara ñëpp si lañu waaye nag bu ñu osé jël sunu doom teg waa tànk ñoo war a jëkk taxaw Ngor Wakaam Yoff Cambérène dañu war a jóg léegi kuy ñëw fekk leen si parce que bu dul Mamadou Diop barayul lébu ba nekk ab maire si Ndakaaru Mamadou Diop lañ fi xamoon ci maire ba nekk Ndakaaru parce que bii maire di am valeur xam nga bi noo ñëw maire bi Ndakaaru dañ defoon ne maire bi Ndakaaru ay kayitu juddu rek laa defar bii Mamadou Diop ñëw la ko valoriser tey ka nekk sañ naa wax ab maire ka nekk tey sañ naa wax ab maire. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xanaa kontaan rek ndax ku ne xam na ne moom madame la ministre moom wax dëgg yàlla bu fekkente ne lépp loo xamante ne lu bokk ci liggéey borom këram la buñ ko ci oowee daf ci ñëw jàpp ba mu doy ñu ñëwoon nag ak forte délégation ànd ak ay doom baayam mu jiital ay doom baayam ñu ànd ak ñoom ànd ak ay mbooloo mu bari ñu ñëw fi ngir sargal tam Ousseynou Thiom ndax Ousseynou Thiom li mu def dafa rëy dafa jël marraine bi jox ko Soxna Thiawlaay te ñun nag amuñu ku dul Soxna Thiawlaay amul ku dul Abdoulaye Diouf Sarr madame le monsieur le ministre ñuy ñaanal Abdoulaye Diouf Sarr rek yàlla na ko yàlla may ndam ci li nga xam ne moom lañ dëgmal yàlla na ko ci yàlla may ndam muy Yoff di Dakar. waaw sentiment de satisfaction di sant yàlla bu baax te loolu dafay am lu muy firnde parce que tey waa Dagoudane bu ñu ñëwee génn nii ñëw teeru Abdoulaye Diouf Sarr di ko xaar si meeting bu li muy wane mooy Dagoudane ànd nañu wax Abdoulaye Diouf Sarr bon damay profiter si occasion bi pour wax suma ndiyaay suma mag suma lépp biram nekk c'est pas trop tard na ñëw ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr parce que tamit nit ñu luñ naxante suñu amee tey lu mel ni candidat pour la ville de Dakar mais ñun Yoff yëpp ñoo si war a jàpp Biram moo war a jiitu si kanam parce que comme ni muy wax
Yoff rek moo ko tax a jóg bon bu fekkee ne Yoff moo ko tax a jóg intérêt Yoff moo war a jiitu si lépp mooy tey moom moo waroon na nekk directeur de campagne bu Abdoulaye Diouf Sarr taxaw ànd ak moom Yoff dem ak moom Ngor Wakaam fépp fu nga xam ne dëkku lii la 19 communes yi pour ñëw taxawal Abdoulaye Diouf Sarr jàppale ko Abdoulaye Diouf Sarr fii dafa war a gagné score boo xam ne ni amul fenn mun pour man ñeneen ñi nga war a xam ne ñoo war a ñëw di nekk yeneen candidat contre Abdoulaye Diouf Sarr mooy ñi fi dëkkul xam ne xamuñu la réalité de Yoff ñooñu ñuy wax ñu dëkk faneen mais képp ku dëkk Yoff ñun ñëpp dañu war a jàppoo booloo saltige wax na ko sànq pour benn affaire mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñu jox ko ndam lu rëy Yoff mu àndax moom dem Dakar teg ko maire bu Dakar parce que occasion boobu lépp ñi dañ ko am te waruñu kaa bàyyi occasion bu am solo bu ñu war a saisir ñun ñu ngi si 2021 di jëm si 2022 ay li nga xam ne nii ay adversité ay animosité ay affaire si suñu biir ñu nga xam ne ñoo bokk lépp loolu dafa jeex li nga xam ne ni moo taxaw mooy Yoff moo taxaw Yoff moom la président Macky Sall sas Ngor la sas Wakaam la sas loolu lépp dañ ko war a jàpp def ko noo xam ne arme la pour attaquer ko yeneen communes yi ñu am fa victoire boo xam ne bu sans conteste pour jël Abdoulaye Diouf Sarr teg si kam donc loolu damay lancer waat un appel à tous les Yoffois à commencer par tous les candidats Yoffois ñu ñëw ñu xam ne affaire bi du ay mbokk la ñu bàyyi yooyu yëpp ñëw taxawaat xam nga jàppale ki nga xam ne dañ ko war a jàpp c'est pas la personne d'Abdoulaye Diouf Sarr ou sa tête qui compte li compte mooy tey dañu am candidat c'est le candidat qui compte donc candidat boobu dafa war a tax ñun ñëpp ñu ànd jàppale ko taxawu ko jox ko 80% à Yoff àndax moom jox ko loolu Wakaam jox ko Ngor jox ko Cambérène àndax moom dem ak moom pour que ñu teg ko si bopp mairie bu Dakar. waaw donc di remercier ñi ñu fekk ñëpp di féliciter donc waa Dagoudane ci affaire bi ñu def nii. je pense que tey mobiliser nañ ñu bari ñu ngi fi ñëw donc impression ma mooy kontaan rek ñu xam ne ñun Yoff gépp ñu ngi ci ginnaaw suñu leader Abdoulaye Diouf Sarr. je pense que le président a fait un bon choix s'il a choisi Abdoulaye Diouf Sarr de par son leadership par son parcours donc en tant que donc maire de 2014 à nos jours. On sait que le président a déjà bien choisi et nous, tant que nous, Ngor Wakaam Yoff, nous par exemple Dakar, nous devons donc appuyer donc le ministre Abdoulaye pour une victoire écrasante au soir du 23, Inch'Allah. Je pense que donc les Lébou, c'est le fils qui est introduit. Le président a choisi un Lébou, il a choisi donc un Yoffois. Donc je pense que c'est pas donc les Lébou seulement. On fait un appel à l'ensemble de la population de Dakar de voter utile. Et voter utile, c'est voter Abdoulaye Diouf Sarr pour moi. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bu ñu laa commencé damay gërëm dignitaires Yoff yi sunu mbokki frère Yoff yëpp a ngi nii ci kaw tribune bi président Jambour mu ngi ci kaw tribune bi magi Yoff ñu ngi ci kaw tribune bi bu ngeen gisee ñu ubbi ak waxtaan wi magi dëkk bi jox ma kàddu gi mooy dañu am façon bu bees bu ñu bëgg a doxal ci Dagoudane façon boobu la ñu bëgg mu daw ci biir Yoff gépp muy lan muy ñun mag ñi ñu génn conseil municipal bi jox ko xale yi fii ñu toll nii ku mel ni man depuis Issa Ndiaye conseil municipal la ren jii ñuy defar liste bi ma ne nañu ma génne dugal xale yi loolu dafa jot xale yi ñu xam li xew ci dëkk bi Ndija Babacar Mbengue da daan wax ne jéggeeguñu autoroute yàlla def na ndëkk jéggi autoroute bi jot na ndax am nañu candidat boo xam ne bi mu nga jëm Ndakaaru bon nag jéggi nañu autoroute bi xale yi ñoo jéggi autoroute bi fiñ toll nii bu loolu weesoo ndëkk ñuy wax ci Dagoudane bu ngeen gisee ñu jël tey jii teel a commencé suñu pré-campagne mooy Dagoudane xale yi ñoo ko bëgg 100% ku yabu déglu ma bu baax li may wax Dagoudane xale yi ñoo ko bëgg 100% dégg naa léegi tamit ku ne nañu ci dindi 20%. waaw mën naa nekk mën nañ see dindi 20% ngir ak bokka ku dégg li may wax dina ko xam mën nañ see génn 20% ngir ak bokk parce que lii tax mën nañ ci génn 20% dañoo am suñu mbokk ma doon am candidat te dëkk sa Dagoudane bon nañu ko jox 20% waaye Dagoudane 100% yi ngeen di wax damaa ñaan ñun dindi si 20%
bu loolu weesoo ñun ubbi nañu pré-campagne bi ñuy gërëm ndax la man fi ma toll nii ma cër moo la gërëm xale yi xamee ne fi mu nekk nii ñoo yor boppam politique ab Daagu Daan ñu koy commencé si Ousseynou Thiom Ousseynou Thiom uuf na xale yi Ousseynou Thiom ku nekk ngi dégg bés bu nekk mu naan bàyyi na ma njooju lii ko indi moo la xale yi dañu ko sonal xale yi dañu sonal Ousseynou Thiom alalam fekkew ko këram fekkew ko ay bokkam fekkew ñu ko bon ngërëm luy buñ koy commencé ci Ousseynou Thiom lañ koy commencé bu ñu jógee ci loolu ñuy gërëm Awa Seex Diop Awa jàppal mu dëgër xale yépp ñu ngi ci sa gannaaw mag ñi ñu ngi ci sa gannaaw politique nag dafa metti boo xësee jiitu rek muñ rek lañ leen mën a sante bu ngeen gisee may développé loolu mooy ñun ñëpp dañu arrière jiital xale yi ku mel ni ngaala moom lépp Daagu Daan ngaala ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla parce que gis nañu sa taxawaay gis nañu organisation bi ni nga ko defee defe naa ne man tey politique bi duma ci xuus lu bari mënuma lu dul gërëm dina metti nag ma tudd ki ci des parce que ñoom ab trio lañu ka sa des day sama doom ma jur ko muy Youssou Mbengue dama koy ñaanal yàlla rusuma taxaw fii ci meeting di ko wax ndax sama doom la maa ko jur mu sama taaw ba ma retraité ba léegi moo ma yor bon nag rusuma taxaw fii gërëm ko ñaanal ko yàlla parce que moox ñoo may ànd di liggéey bon nag bu ma taxawee fii lim ay nawleem war naa ko mën a lim ñaanal ko yàlla bu loolu weesoo jigéen ñi Daagu Daan ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que ku nekk gis na taxawaay bi ngeen taxaw piis yi bi mu génnee problème bu ne am nañu ko dañu solal rek ñi ñu mën a solal ña sa des mënuñoo am mais nag ngeen def compréhension xam ne noonu rek la mën a démarrer bu loolu weesoo waa Yoof ma wax ak yéen tuuti Abdoulaye Diouf Sarr moom la ñu tabba candidat Dakar nag ba ñu falaa dem dañoo gañe Yoof ba ñu gañewul Yoof du ñu dem Ndakaaru ñun de taxaw nañu ñun magi Yoof conseil des notables jël engagement képp ku ñu mën a seeti ci biir Ngor Wakaam Cambérène Yaraax ba biir Dakar kuñ mën a seeti rek dañ la seeti ndax boo laa dem di jël mairie Dakar da ngay jël say bokk ba pare gañe ko parce que boo gañewul Yoof doo mën a gañe Dakar wala boo gañee Dakar dina ñaaw te ñun yaakaaruñu loolu ñuy ñaan kenn ku ne mu jóg taxaw jël position parce que jël position nag du meeting yi meeting yi dañoo wane rek suñu boppa nii parce que ñun li ñu tax a meeting moo la dañu doon indi suñuy doom jox leen comité électoral di ko yëgal nit ñi ne ñun retiré wu nañu suñuy doom ñoo yor waaye nag loolu gañewul élection yi li koy gañe mooy kenn ku ne ñu commencé que si néeg indi ko si ëtt door a dem si pénc quartier bu ne bu ko defee vraiment dootuñu am benn xaar ma yàlla ak kenn te dinañu am yaakaari gañ di wax nag sama mbokku jeunesse bi ibbi leen seen ay bët ngeen xool Abdoulaye Diouf Sarr ku ne liggéey na ñun jeunesse su Daagu Daan ñu ngi derrière Abdoulaye Diouf Sarr 100%. Abdoulaye Diouf Sarr ku ne xam na ne bokkul ak moroomu ñii nga xamante ne ñooy xëccoo ñii xëccoo lu ñuy xëccoo ak buñ jëlee Yoof lan lañ ñu mën a defal mënuñu ko billahi dañ ñuy tardé rek jarul ñu ñu sonal waaw jërë ngeen jëf may wax ne dañu ñuy sonal ñu de bëgguñu dellu fañ jóge woon
ndax mësoon nañ fee indi am maire boo xamante ne dëkku fi jàppoon nañ ne maire yi pour uti kayit la ñun ñëpp loolu lañ jàppoon mais maire yi ku ne xam na ne léegi du pour uti kayit kese ndax tey jii ñii ñu ngi xëy di liggéey ñii ñu ngay bale ji ñii di bale tey lii ba leen di wax mooy képp koo xamante ne ab balekat nga gàddul ñaari nit rek laa wax ñaari nit boo leen ne 1000 personnes 3000 personnes la ñuy doon bon kan moo ñuy gañe kenn duñu gañe te ñu jiima gën a góorgóorlu jàppale Abdoulaye Diouf Sarr ndax Abdoulaye Diouf Sarr ku jar a jàppale la di gërëm soxna Thiaw Laye wax ba dëgg yàlla bés bii daw si dara bés bii wallahi nekk na tur wiñ ko tudde man ku yoon a gëm ndax def na si ba def si ba lu kawe si suñu njorta billaahi daw si dara bon maa ngi koy gërëm di ko santa di ko ñaanal yàlla bàyyi ka fi dëgëral taxawaayam di wax ni Papa Ousmane Sylla yow moom dañ lay béral ngërëm ak maam Issa Samba ak suñuy mag yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekka muy in Moussa Ndoye in Nooru Ndiaye wax dëgg yàlla dooleel ngeen ñu fital ngeen ñu lii day dina tax ñu ñemeñ bon waa Daagu Daan dama leen di wax ne nañu gën a góorgóorlu parce que dañ doon wane suñu boppa gis ngeen nag seen boppa natta ngeen seen boppa ba xam ki ngeen doon nañu fexe ba continuer ci lancement boobu képp ku ñu mën a sensibiliser ñu sensibiliser la wan ne la kat Abdoulaye Diouf Sarr la ñu àndal te dawuñu ci dara maa ngi leen di gërëm di leen sant. may leen 400 bourses pour jeune bu fi nekk rek am niveau bac wala am bac mën a continuer formation donc boo xoolee bourse yooyu dina tax jeunes yi déjà pour seen insertion professionnelle dina ci am solo parce que nit mënul liggéey sans am benn formation de qualité. déjà bu ma ñëwee fii gis naa fi benn journaliste sànq maa ngi toog rek maa ngi ko gis fii ci foule bi c'était un ancien étudiant je peux dire de INSUP Afrique fa la jàngee fa la defee ba licence am tey journaliste la fii léegi laa toog ci gradin bi gis ko donc loolu sant la en collaboration avec la mairie donc képp ku nga xam ne am na ndaw boo xam ne bëgg nga mu am formation de qualité pour ëllëg mu mën a am ndomo tànk ci réew mi wala am benn taxawaay ci réew mi donc mën na rapproché wu ci maire bi dinañ ko may bourse mu ñëw jàng si donc à travers loolu damay remercier aussi suñu directeur général Ibrahima Mbengue parce que moom moo ma fi yebal di remercier monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr di ko ñaanal comme ni ngeen koy ñaanalee aussi suñu borom may ko ndam ci lu mu jëm. am na transport logistique étudiant bu bëgg def liggéey ci lépp lu jëm ci wàllu port aéroport ak lépp lu jëm ci wàllu logistique en entreprise am na formation en transport logistique am na formation en communication journaliste suñu mbokk journalistes yi xam nañ ci dara parce que nous avons eu aussi à former beaucoup de journalistes ici au Sénégal dans les grandes chaînes de télé ak les radios am na journalistes yoo xam ne ñu ngi fa te INSUP Afrique moo leen formé am na tamit la filière marketing communication bëri na ay responsable en marketing ba ci koo xam ne responsable la en communication dans un ministère INSUP Afrique lañ ko formé aussi am na formation en droit des affaires et fiscalité am na formation en commerce international pratiquement boo xool mook transport li ñu leen utale bëriwul am na aussi formation en hôtellerie et tourisme parce que xam nañ ne Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne pratiquement nous prenons pour le développement du tourisme donc gis nañ tourisme daanaka nu mu xaw commencé développer ci réew mi moo tax dañ leen jox formation di bu qualifié ci domaine boobu donc formation yi en quelque sorte pour résumer loolu la léegi ku ci bëgg plus d'information yi tamit boo demee ci maire bi incha allah ci maire bi dinañ la jox flyers yi mu ngi fa bourse yi aussi mu ngi fa incha allah nous mettons tout à vos dispositions képp koo xam ne aussi INSUP mi ngi siège am mi ngi Liberté 6 extension donc képp koo xam ne ñëw na fa am na bâtiment sur la VDN ak Liberté 6 extension képp koo xam ne ñëw na lépp information boo xam ne bëgg nga ko incha allah dina la ko jox wax la comment ça se passe nga jàng ci anam bi nu mu gën a rafetee jëlee ci xam-xam incha allah nga liggéey ci mu am barke. may dem nag si li nga xamante ni moo ñu tax a jóg muy lii di ñëw ñun jigéen ñi te ñu am si taxawaay te taxawaay bi ñu si amoon dama leen di wax ni taxawaay boobu bu leen si mas a dellu ginnaaw ndax ñun jigéen ñi ñoo ne si kër yi ñoo yor si nekk si kër yi yor suñuy njaboot nekk ak suñuy allaaji ñoo war a mën a wax ak suñuy njaboot
am na fan yi ñoo xamante ni toogatuñu tëddatuñu nelawatuñu ñu ngi si kër yi di taxawaalu mais ñun suñu ministre bi du taxawaalu ñun am Abdoulaye Diouf Sarr am nañu ko dogal ñun fii si quartier Dagoudane nee woon naa li bés bu ñu ootee dina am ñoo xamante ni dinañ ni xamuñu ne woon lii mu ngi Dagoudane ba léegi monsieur le maire Abdou Nar maa ngi lay gërëm di la sant ma lay wax ni la Abdou Nar yow yaa ñu dooleel yaa ñu jàppale Abdou Nar yow ku baax nga Abdou Nar li nga def si bés bii tey billaahi man dama ni Abdou Nar mooy monsieur le maire am na ku juum sànqa ba ne Abdou Nar ministre ba mu ko waxee dama ne amiin Abdou Nar yàlla nañ toog ba ñaan ministre Abdou Nar yow sa taxawaay si mairie am na njariñ torop ndax Abdoulaye Diouf Sarr li mu la bàyyee si mairie bi yaa ngi koy jëfe Abdou Nar man mii benn si man ku la sonal laa lu ma neex laa lay wax si mairie bi lu ma neex lu ma soxla damay ñëw taxaw nga jox ma ka lu ma neex laa lay wax te doo mer Abdou Nar billaah yal na la yàlla defal jàmm fi nga nekk nii yal na nga fi weesu yaa nga jóg ànd ak ministre dem Dakar nga ànd ak ministre dem Dakaru politique commencé wul tey fàtte nañ ay maire yu bëri yu fi jaaroon mais Mamadou Diop duñ ko fàtte parce que dafa yoroon ville de Dakar dañuy fàtte des fois sax ñuy wax ci maire Yoff di wax ci maire mel ni Mamadou Diop rek moo fi jaaroon alors que am na ay yeneen maire yu fi jaaroon parce que Mamadou Diop dafa yoroon ville de Dakar te man miy wax ak yéen nii xam naa li nekk ville de Dakar parce que man sama kilifa dafa sama waajur dafa nekkoon ville de Dakar man bi may jàng secondaire conseil municipal dañ ma daan fayal loolu ville de Dakar rek moo ko mën ñun dofuñu ku fi taxaw dem Dakaru ne yee dafa am maire bu fa ne ba dina la jàppale bu waa yow soxlaay nga dem maire Dakar mu may la nga indi fii mooy li fi xew waa léegi bu ma nee am kii maye duñ ko dem jël teg ko fa mu ñuy may mu mën a may ma Samba may ma Demba may ma Paate waaye ma Demba rek moo la dem ñu may ko mu ñëw ne li la ma may loolu ñun nekkatuñu si te loolu ñun duutuñu si doxati yéen maire Dagoudane nag dénk naa leen benn affaire ñun dafa am ab centre de vote boo xamante ne ñun dañ fa nekk di voté ñun waa Dagoudane te ñun yaakaaruñu si lu dul waa Dagoudane dama bëgg yéen ku ci nekk nag ma mën a garantir sa njaboot nit foo nekk da nga koy yóbbu sa doom damay joxe benn exemple léegi ci maire bi maire Marie Ngom am na benn boy bu nekk fii bu tudd Mamadou xaw ma fu mu toogee parce que man lu ma bëgg dama bëgg mu am seede Mamadou dama bëgg nga avancé fii comme ça li ma wax mu am seede ñëwal fii boy parce que boy bi moo dëkk ci côté poulailler bi fii Mamadou la tudd temps yële passé laa toog ba mu yàgg rek ma dégg Facebook gis waa ji taal photo wax yére ñetti morom Mamadou Kaay kii Mamadou la tudd dafa nekkoon si ñun léegi mu déggal kii bi rek mbumbaay bi rek waa ji taal jaar fa woo ko dikk àdduna àllaaxira waxaa moom ba takk wax ba explosé àndax moom yóbbu ko bi mu demee ba toog ba egg fa Mamadou mii ba mu ñëwee xam ne maamam mer na maamam moom dasee sax négocié wul woon dafa dem waxaa moom lu leer nañ moom bu mu demee waxaa moom mu dem ña mu àndaloon dem sa waa jooju ko dugaloon sa Facebook ne dafa fa fayal ay inscription ñaari nit yoo xamante ne moom moo ko andiloon si la dawaat ñëw ne man de la ma gis faa ay naxey neen la moo tax mu dellu soit ci kër gii mu dëkk moo ñi mu àndaloon ñëpp moo nekk nga bëgg ñu tàcc ko c'est que loolu grandeur moom moo nekk ni kër maire Ndeye Marie Ngom la dëkk moo doon mobiliser xale yi fii donc exemple yi daf ci baax ñu koy joxe xam ne lañ leen di wan naan moo nekk foofu dara nekku fa mënoon laa nekk ab employé dewen ne da nga am xaalis nañu dem ba si kanam lépp dina leer nit ñi naxaate bi leen war a bàyyi naxaate bi dañ ko war a bàyyi buñ bàyyee naxaate ba pare ñun ñu xoolaat suñu communication ñun ñu ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr communication bi dafa am lu mu laaj communication bi dafa nekk sous deux formes première forme bi mooy dañuy wax ak confiance war na dañuy gagné war na Yoff ñoo fi moom taxaw ne Dagoudane ñoo fi majoritaire ñun te kenn du ko dindi foofu la ñuy commencé quartier bu nekk taxaw wax ne quartier bi nga dëkk yaa fa majoritaire ñu gagné quartier bi après on gagne Yoff bienvenue Dakar après ñu dem Dakar bu ñu jógee ci loolu ñuy waxtaan ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi frustré ñi ku mer ba naan laan du ma voter Abdoulaye Diouf Sarr Yoff mais dinaa ko voter Dakar déedéet kooku il est prenable nañu waxtaan ak ñëpp on a besoin de tout le monde soxlaa nañu ñëpp di leen ñaan
képp ku nga xamante ne ñëw nga fii am nga quartier boo dëkk quartier bi nga dëkk demal nga essayer fa nga waxtaan ak ndaw ñi parce que xale yi dafa am nu ñuy waxtaan ak ñoom xale yi booy waxtaan ak ñoom doo toog ba ne élection des na 1 mois élection des na 2 semaines élection des na 3 mois nga ne yoor yaay final yaay parrainé seen ab final doo bàyyi ba xale yi soxlaa ñu ne dañuy bëre nga dem jaayante fa alors que làmb day continuer te élection par 5 ans la minimum dañu war a jàppale ndaw ñi dañ leen war a jàpp sur toutes les formes xale yi ngay gis nii am na xale yoo xam te ne ay maçon leen am na ay élèves mais jàpp naa ne problème élèves yi lee mu jeex lee mu sotti ak bourse yi ñuy am nii te bourse yi ñu ñuy may nii da surtout ñun waaye ñoo koy jël di ko maye bu ñu demee ville de Dakar il faut que yooyu ñu leeralal ko nit ñi foog ñu leeralal nit ñi lan mooy ville de Dakar te ñu sóoraale beneen affaire élection yi day jàll te ñun dañuy continuer dëkk élection yi day jàll te ñun ay mbokku neen leen waaye ñu nekk ay mbokku neen bu ñu xas-xas loowee ci quartier yi suñu ay morom leen fa xas-xas lool nañu wàcc sur le terrain ñu liggéey te wàcc sur le terrain dafa am lu mu laaj wàcc sur le terrain mooy dem def ay porte à porte toog ci néeg yi waxtaan ak waa néeg yi képp ku nga xamante ne mu ngi ci quartier bi amul kii fi la bokk amal kii bokk fi danaa joxe benn exemple ci juum yi ñuy juume ñun ñi nekk ànd ak Ablaye Diouf Sarr bu ñu waree joxe ay tusi ñuy xool kii de àndul ak ñun bu ko jox kële àndul ak ñun bu ko jox te pourtant tey ci lang gi am na fi ñoo xamante ne nii ba ñu amulee ay tusi dañ ma woo ne ma ñun de waaw am na fu ñu àndoon waaye bu leen gisee ni ngeen sonn ci daagu daan bàyyi neen foofu dañ bëgg a ñëw pour soutenir leen parce que deux présidentielles ñu ngi leen di soutenir ñu jël ay tusi jox leen ñu ngi ci lang gi toog jarul mooy tudd seeni tur yooyu dafa dor yoo xamante ne dañ ko war di sóoraale nañ ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel Ablaye Diouf Sarr ñëpp la soxlaa Ablaye Diouf Sarr ñëpp la soxlaa de Terme Nord ak Diamalaye en passant par Ouest Foire Nord Foire ñëpp la Ablaye Diouf Sarr soxla nañ ko dimbali mënut a nekk fépp politique nag moo doy waar léegi jaxasoo ba léegi làng gu ne am ku fa dagge ñun nekkoon nañ fi ay élections yoo xamante ne Mamadou Diop dafa doon nekk candidat à la ville rarement nga ko doon gis te waaye comprendre noonu loolu il est temps nag waaye aussi ñu comprendre naat loolu cette fois-ci que ne Ablaye Diouf Sarr mënut a dem ci tour yëpp Ablaye Diouf Sarr mënut a dem ci calebasse yëpp Ablaye Diouf Sarr mënut a dem ci cant yëpp Ablaye Diouf Sarr mënut a dem fépp parce que 19 communes ñu ngi koy xaar 19 communes ñaata ay association ñaata ay GIE ñaata ñu koy xaar koo demul këram kooku mu bëgg la gën la gaaw a mere que ñun ñii dëkk nañ ko muñal te nangul ko ka waaw wallaay ba ñu gisee Ablaye Diouf Sarr am naa mii boobu tey ñu ngi kaa gis te la Ablaye Diouf Sarr la def mu ngi kaa def ci jàpp si moom nañu góorgóorlu ay gune bu leen dénkee dañuy am fulla man de waxal ma la la neex waaye dooma jaay fulla ma fullay bopp li nga àndoo la ma fullay bopp maa ko moom loolu moom na si ñëpp bàyyi xel ku nekk yaa am sa fullaay bopp nag mooy man dama ànd ak Ablaye Diouf Sarr dama ko bëgg dama ànd ak Ablaye Diouf Sarr parce que dama bëgg mu gagné bu la si kenn jëlee yéen ñi demoon démb si calebasse bi amoon fële si Almere ka fa nekkoon nee na dinaa leen jël see ñu kaa xaar ne leen jël see nan la leen jël see nga dem si ab calebasse fekk fa ay nit mu ànd ak ñeneen ñi ànd ak ñoom naan dinañ leen jël see duñ leen jël see parce que ñun ñoo leen dul bàyyi ñu dem ñoom ñoo ngi ni ñoo njëkk a bañ ñun leen àndal na keneen uti ku nga àndal ku mën a télécharger ay nit nga télécharger ay nit waaye ñii ñun la ñu àndal. tey sama kàddu maa ngi ko jëmee ci ndaw yi dama leen nuyu d'abord déglu nañ Aïda mu wax déglu Ngaara déglu Youssou waa daagu daan ñoo aye dañu leen di féliciter d'abord ci liggéey bi nga xamante ne yéen a ngi koy liggéeyal kilifa gi muy le ministre de la santé maire de Yoff di suñu leader naturel Abdoulaye Diouf Sarr liñ naan loo gis rek dafa am ak tàmbali Diouf Sarr dafa doon wax ne kañ laa am fierté ci politique bu ma demee ba ndaw yi may àndal taxaw di diriger seen ay quartier exemple boobu la ñu gis tey à Daouda kon Youssou vraiment ñu ngi lay féliciter
jël félicitation bi teg ko si loxo Ousin moom naa fa taxaw tuuti rek parce que wax dëgg yàlla xaritu ñëpp la parce que nit moom boo demee ba sa kër am campus amul tranche d'âge ñëpp a fay daje wax dëgg yàlla loolu nit ku yaatu rek moo ko moom. de passage aussi ñu ngi gërëm say soxna di leen nuyuwaale ñoom ñoo yaatal nit ñi xaj ci kër yi lii mooy politique ndénkaane boo gis rek dafa am lu ko sabab dañuy ànd ak kilifa goo xamante ne nii jamono yi ñu toll nii nag ñëpp a ngi koy bëgg parce que dafa yor ndénkaane bu rëy président dafa bàyyi ñëpp dénk ko avant président di ko dénk le département Dakar dañ doon seetlu cotisation wu Yoff kon tey jii la loolu di gën a wër bu ñu demee élection dinañ xool Yoff lan moo fa nekk kon damay ñaan rek lu ñu doon concentré wu à Yoff nañ ko dolli ñu dugg ci kër yi wax ak ñëpp bu ñu kenn distraire Youssou Sarr def na communication boo xam ne ku ko déglu da ngay xam ne ñun ñi léegi suñu adversaire lan moo nekk seen xel jéem a jouer ci conscience ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy suñu ay militants kon ëppuñ ñu xel daaxuñ ñu xalaat daaxuñ ñu politique politique nag dafa jot politique buñ demee élection locale da ngay gis koo xamante ne yéen a bokk ndey ak baay mu bokk beneen parti dañu jël mbokk gi rek ñu tekk nële commencé rythme bi ku la ko rokki rek nga ndobin ko ñu avancé fa lañ toll parce que ñun ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a jàkkaarloo dañ ñu bëgg a nax dañ ñu bëgg a nax ci politique vraiment gëm naa ne Abdoulaye Diouf Sarr yorul njaboot jeunesse boo xamante ne nii mën nañ ko nax ci politique kon dañ leen di encouragé yéen ñëpp di leen massaw ci liggéey bi di leen gën a ñaax ci terrain bi lépp luñ ci man rek on est en train d'établir benn plan d'action boo xamante ne nii dinañ wàcc ci quartier yëpp installé fa ay communication cellule jeunesse ñu tàmbali li nga xamante ne nii moom mooy liggéey bi loolu nag pour mu sotti lii la il faut quartier bu ne am une organisation quartier boobu kon vraiment damay féliciter la jeunesse de Dagoudane dañ leen di féliciter du fond du cœur ci liggéey bi Aïda ba ñu ko defee président de jeunesse féminine dafa ñëw ba si man ne ma Babacar léegi maa jiite jeunesse féminine Dagoudane ma ne ko admise nga kon Aïda liggéey baa ngoogu yàlla nga matal ak Ndeye Dione dafa mel ni ñaari président de jeunesse féminine ngeen dem ñoom Ndeye Dione ñu ngi woon ci liggéey bi dañ leen di gunge rek accompagner leen Youssou am nga liggéey jàpp naa ne tàmbali nañ à Dagoudane parce que le comité électoral wane na boppam lii dañ koy def quartier yëpp dañu bëgg quartier bu ñuy installer sa comité électoral nga génn ci penc mi wane ne yow mi da nga pare pour song li nga xamante ne nii moom mooy terrain bi kon ñu ngi seen ginnaaw dinañ leen jàppale dinañ leen taxawu dinañ leen accompagner dinañ leen protéger incha allah rabbi may lancer appel femmes yi may nuyuwaale sama xarit Awa Cheikh tey dugg na dugg bu rafet macha allah Dagoudane ngépp gunge ko jàmbaar la dañ koy encourager rek wax dëgg yàlla gis nañ pas-pasam am mbooloom jigéen boo xam ne yaa ngi Dagoudane ñun leader bi ñu am dafa jar a tiitaroo Abdoulaye Diouf Sarr kenn la si département de Dakar kenn dafa muñ ba tey ñu nekk Abdoulaye nag jot na ñu jox la nga liggéey dafa muñ ba sonn ay élection muy bàyyi muy jàll kon si ayam ñun dañu war a wane suñu bopp kon damay lancer un appel à toute la jeunesse dinañ ñu gis fu ne maa ngi nuyu jigéen ñi yéen a waral lépp effectivement Dagoudane buñ koy wax la force de Abdoulaye Diouf Sarr à Dagoudane ce sont les femmes loolu moo am xale yi ñu ngi góorgóorlu waaye xam naa ne dabaguñu leen bon vraiment jërëjëf Ousseynou Thiom le général de Abdoulaye Diouf Sarr l'infatigable Ousseynou Thiom Ousseynou ñu ngi lay nuyu bu baax yow duma waxati si yow li ma doon wax lépp wax naa ko dama ne yow yaay le général mooy nuyu ñëpp waaye ngeen may ma mu nuyu koo xam ne kenn la si man su ma xeexee mu xeex fu mu toog maa fa nekk
muy suma doomu ndey ma tànnal ko suma bopp ma bëgg ngeen tàccul ma ko muy Binta Mbeng. Binta maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di suma doomu ndey di lépp si man jàpp ma téye ma te bàyyi woo si dara ren nag campagne bii Abdou du campagne yu raj-raj du campagne yu wax loo xam ne nit ñi dañuy yëngatu du campagne boo xam ne campagne yu folklore la campagne yu expliquer nit ñi ñu comprendre de quoi il s'agit président Macky Sall dafa jël seen doom mu tudd Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre de la santé et de l'action sociale nekk maire de Yoff coow li bëri lool ñu naan Amadou Ba ñu naan nangam ñu naan nangam Sénégal ni mu yaatoo Dakaaru ni mu yaatoo APR ni mu bëree ay nit ku nekk fii Abdoulaye Diouf Sarr néew fi ministre moom rek am na ñeneen Ndeye Saly Dieng ministre la Seydou Gueye ministre la Alioune Ndoye ministre la mais ñooñu ñëpp Ndakaaru gii lañ dëkk nekk ay lébu comme Abdoulaye Diouf Sarr ñëpp taxaw tàllal ne dama bëgg Abdoulaye Diouf Sarr tàllal président sempi ko si ñooñu ñëpp ne ko yow la jox naa la nga nekk candidat pour la ville de Dakar ñu dem fële si Diamniadio président sànni ñu benn message boo xam ne c'est un message très fort ngeen déglu ma bu baax ndaw rabbi ni dañuy jóg di fecc ñu ne noppi leen ñu continuer di fecc dem ba si kanamu président Macky Sall président ne leen ah seen maire a ngi nii de yéen a ko choisiroon yéen a wax ne yéen a moom Ndakaaroo ngi noonu maanaam président ñu ngi koy gërëm au passage mais dafa mel ni daf ñu jox affaire yi ba pare ne maa ngi toog di leen seetaan mooy yéen a bëggoon Dakar yéen a ne Ablaye mooy candidat bi yéen a ne Ablaye c'est le meilleur candidat Ndakaaroo ngi noonu yéen a ngi noonu Ablaye a ngi noonu. waa mais défi bu toll noonu suñu ko jëlee teg ko si koo xam ne doomu Yoff la Abdoulaye Diouf Sarr ñun ñëpp la bokkal Abdoulaye Diouf Sarr bu ñëwoon fii ku si nekk si ñun bu koy wax day jaar si turam day jaar si santam bon nag loolu du caaxaan waxuma sax li nga xam ne moom lañ ko bëgg a jox wala li nga xam ne moom la nekk candidat te yor na ko ba pare parce que ñun waa Yoff mag ñi wax nañ ma ne tonton Peeral moo ma wax ne la nga xam ne ni Yoff xamoon na ko man na ko te bu ko masaana def loolu kenn du si man dara incha allah xanaa yàlla rek te yàlla dogal na ne loolu taxal nañ ko si baatin Abdoulaye Diouf Sarr nekk na meeru Ndakaaru ba pare li si des mooy yeggali rek Youssou wax na lu am solo ne ne papam nekkoon na ville de Dakar budget ville de Dakar 60 milliards la 60 milliards ville de Dakar moo man nit feebar ñu tëdd ñu ne dañ ko war a yóbbu France ñu ngi fay 5 millions benn signature Abdoulaye Diouf Sarr maire de Dakar dafay firmer rek dafay bind rek comme ni koy italien di waxee ñu jël la gàddu la jël 5 millions si même jour bi ñu jox la 5 millions nga dem Dakar loolu président sax mënu ko loolu ministre de la santé sax mënu ko ville de Dakar moo man tey ñu taxaw di tabaski Yoff gépp ku ne ñu jox ko li nga xam ne ni moom la ñaan lu ñu koy wax Abdou secours boo xam ne 100 000 francs la 150 000 200 000 300 000 ville de Dakar moo man nga jàng dem université amoo chance nga jàll ñu may la léegi benn bourse nga dem en France dem jàngi ville de Dakar moo man ville de Dakar moo man waaw loolu lépp te yàlla may ñu koo xam ne suñu doom la waaw ndax dañu war a ñëw taxaw ñun di caaxaane loolu naan dañuy jéem a ut keneen koo xam ne dëkkul Yoff xamul Yoff yoonam new si fonkul Yoff ne dañuy jël kooku kat jiital ko wala dañuy jël kooku votel ko pour mu nekk maire de Dakar bàyyi fi Abdoulaye Diouf Sarr waaw mais ñooñu dama yaakaar ne dañu àndul ak seen xel mais nag rien n'est trop tard tey jii maa ngi taxaw pencam daagu daan parce que waa daagu daan ñoo aye
te dafa am candidat boo xam ne daagu daan la dëkk Yoff nekk mbokku Ablaye Diouf Sarr nekk suñu mbokk nekk lépp su ñun dinaa ko tudduma ko nag pour dara c'est pour lancer un appel El Hadji Biram Ñing damay nekk ci kanamu caméra yi Biram dama lay lancer un appel solennel pour vous dire que c'est pas tard tey Biram yow yaa waroon nekk directeur bu campagne bu Abdoulaye Diouf Sarr yow lañ waroon a teg ci kanam nga ànd ak moom dem Ngor nga ànd ak moom dem Wakam ànd ak moom dem Cambérène bu ñu dajalee ñooñu ba pare def benn say ànd songa Dakar gagné les 19 communes tekka ci maire Dakar ñëwaat toog Yoff Biram yaakaar naa amatul dara lu muy prouver à Yoff mais il a tout fait li mu mënoon def na ko mais tey dafa am koo xam ne moom la fi yàlla teg jamono ju ne mbooloo mu ne wala askan mu ne dafay am koo xam ne yàlla moo koy génne nee na Ablaye Diouf Sarr boo yaakaaree ne yow da nga rafet wala nga boo wala ngay sol yëre yu rafet ba tax Yoff tey ñun ñëpp ñu ànd ak yow c'est pas ça c'est parce que yàlla moo la tànn nga génn ci askan wi am fu mu la teg ñun ñëpp ñu war a ànd ak yow donc loolu moom la Biram war a comprendre loolu moom la les autres candidats war a comprendre moom la maam Ousmane Samb war a comprendre affaire bi du caaxaan dafa nekk loo xam ne c'est très sérieux te aujourd'hui bu ñu ko caaxaanee dinañ caaxaane suñu lu ñu xamul képp kuy politique li ngay bëgg mooy kat sa doom wala gox ba nga nekk am un ministre am un laneen dama ne la ministre ni mu neexee Ablaye Diouf Sarr bu bàyyee ministre tey naka maire Dakar maire de Dakar moo gën a neex ministre fop maire de Dakar li mu man ministre manu ko bon nag dañu am défi le défi c'est quoi nous Yoffois mooy 80% de l'électorat dañ ko war a jox Ablaye Diouf Sarr aujourd'hui Ablaye bu nekkee maire de Dakar te Yoff poussé ko mais dafay nekk maire par défaut bu taxawee sax dañ koy xas c'est vrai que mën na nekk maire de Dakar te Yoff du si jàpp boo xam ne jàpp bu kii boo ëllëgee gàcce lay nekk si moom te gàcce lay nekk si waa Yoff bon nag ñun nañu waxtaan ak nit ñi nañu wax ak nit ñi quel est l'enjeu du moment c'est quoi c'est que aujourd'hui ñun dañ war a booloo la main dans la main l'opposition le pouvoir ñun ñëpp taxawal Ablaye Diouf Sarr nekk si gannaawam jàppale ko man pour man Ablaye waratul sax ñëw Yoff moi je l'avais dit que ne nañ waxante dëgg ma ne bu dee taxaw Ablaye Diouf Sarr bi mu nekkee maire ba léegi kenn la fi teg mooy dog bu mu gàcce yi Abdou Nar mooy fay location yi Abdou Nar mooy jënd ordonnance Abdou Nar mooy def lépp dama ne la Abdou Ablaye Diouf Sarr na dem bàyyi ñu la fii ñu ànd ak yow campagne gañe bi li si des yàlla xam na te bu soobee yàlla ñun ñëpp xam nañ jërëjëf ngeen baal naa ko wasalaam ay doomi jogal joom maa ko su di baase sangu do yaay nañ dégg ay na yiw di maase Diouf Sarr su di maase sangu nooy nañ dégg waayo su dimanche sango nooy nañ dégg yiw ay na yi dumanaate Abdou Nar su dimanche sango nooy ay nañ dégg yiw ay wow bu dimanche Abdou Nar su dimanche sango nooy ay nañ dégg yiw waaw kontaan rek parce que waa Daagu daan wan nañ ma ne liñ doon liggéey nax saayul quoi waaw liñ doon liggéey nax saayul ma di leen remercier di gërëm ñëpp et surtout
quartier bi ma dëkk ñu am confiance bu day ni jiital ma si présidence su comité électoral mais manuma wax sans pour autant remercier yaa Fatou Thiaw Laye muy madame Sarr tey lii bu amee yàlla jëmmam la Dagoudane gépp surtout Dagoudane gépp laa koy remercier waaw maa koy remercier am na fu mu commencé mais amul fu mu lan ngay wax tey waa Yoff ci choix bi nga xamante ne moom la Macky Sall jël def ko seen doom mooy Abdoulaye Diouf Sarr pour Dakar. xam nga coow lee fi ne rek quoi ñun amatuñu lu ñuy wax nit mbokkam ku nanguwul rek ne moom rek mooy le véritable maire dafa am leneen lu sirax parce que un maire d'abord ethnicité la muy fi nga dëkk sa localité mais ay mbokkam bëgg nañ ko et je crois bien que yaa ngi gis fële ñu marqué si leen avec Diouf Sarr donc ku say mbokk jéppiwul bu la neexee nga tànn saw yoonu bopp ñun ñu ngi si gannaaw en tout cas te incha allahu rabbi dina egg mairie Dakar dem fa. tey bii may dugg dama daje ak Ngalla Ndoye ak Youssou Mbengue ci buntu bi dañ ma téye di reetaan kontaan ba man maa leen relaxé ma dugg ci biir fekk fii suñu mag Ousmane Sylla mu yar ñu si biir Dagoudane moom moo ñu yar fii si biir Dagoudane jàngal ñu lu bari waxuma politique dëgg parce que man du ma politicien mais kii daf ma oo pour ma jàppale ko si li muy def Dagoudane aw ma benn moyen mais maa ngi si ginnaawam dinaa ko jàppale moroomam laa ñoo maase dinañ jéem a dox ndëg fexe suñu moroom yëpp ñëw si mais lii tax may wax aussi Ndiamé brosse na benn affaire boo xamante ne c'est très important muy ministre Abdoulaye Diouf Sarr man du ma politicien mais damay toog si mbaaru géej bi Abdoulaye Diouf Sarr da doon def tournée si mbaar yi mu ñëw fekk ma si mbaaru Gambie bi booba gouvernement bi nommé guñu il était le directeur de la COUD ñu ne day xëccu pour nekk maire ma ne fii si mbaar mi moom moo ma forcé ma wax Ablaye ma ne ko duma politicien mu ne mën nga wax ma jéem a wax ma ne leen avantage yu Yoff mooy que ñun ñu génne propulsé Ablaye Diouf Sarr nan lañ koy propulsé buñ ko falee fii à Yoff dina tax gouvernement bi jox ko cër l'exemple c'était Mamadou Diop parce que Senghor da doon laaj paa yi fii lan mooy Doudou avec Doudou waa Yoff xamuñu woon Senghor Doudou Diop lañ xam noonu la ñuy def propulsé Ablaye yàlla def mu nekk maire kon Mamadou Diop kii ñii daanu seen commune yëpp mu daaneel leen jox Ablaye ministère te di ko jox si ministère yu am importance kon loolu la njàmmee junj léegi ne Ablaye su nekkee maire Dakar bénéfice la pour waa Yoff parce que lii mu wax dëgg la bourse yaa ngi daw ci biir Ndakaaru mais waa Yoff amuñu ko cadre yaa ngi nekk ci biir commune de Dakar mais amul si waa Yoff yi Ablaye nag foog ñun ñu jàpp si mu nekk maire Yoff d'abord après dem maire de Dakar comme ça waa Yoff mën a am ay cadre si commune de Dakar parce que commune de Dakar mooy faj buumu gàcce yi Yoff mënul fajal kenn sa buumu gàcce mayee xar ak ay soutien rek la ñu mën te loolu du dara affaire baa nga ca biir Dakar nañu ñëw jàppale Ablaye mu jéem a nekk maire de Dakar daanaka sax lu jàmme wax leer na nekk na ko ba pare dañuy eggali rek mais nañ si jàpp ñun ñëpp ñun loolu moo ñu tax ñu dugg si mais nag Dagoudane ca kanam merci beaucoup. tey waa Dagoudane ñoo moome waa Dagoudane ñu ngi leen di sant ba ma duggee dama ne on a gagné parce que li ma gis dama impressionné aujourd'hui mais loolu lépp dañuy féliciter comme ni ko Ndiamé waxoon le général Ousseynou Thiam mi toog Ousseynou ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm Ndiamé nee na ma sax ñaari fan ma àtte leen ma ne ko ñoo yem jikko ma moom Ousseynou boo gisee muy dox rek bu ko laaj lu muy dox wax fa dëgg yàlla si tonton kii li muy dox si Abdoulaye Diouf Sarr la jëm ñuy sant bu baax nag suñu nijaay ji xam ne moom la ñu àndal muy El Hadji Abdou Aziz Ndoye tonton Aziz dañ koy sant di ko remercier li tax ma wax loolu mooy tonton Aziz dafa wàccee boppam ba dañ koy wax yoo xam ne njàmmeeg naan sant sax dañ koy mais tonton Aziz kenn mos ko gis mu mer bon tonton Aziz ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla xam nañ ne yaa ngi ñuy gunge bu baax a baax
gunge boobu xam nañ solo bi mais ñu la siy sant mais tey li ñu andi fii lan la mooy waa Dagoudane ñoo woote lan la ñu woote pour jàppale le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr je pense que li ñu waroon wax si wàllu politique bi njàmme li mu si wax loo si tegaat rek comme ni ko gannaaw Nooru Ndiaye waxee donc Nooru ñu ngi lay tàllal loxo comme ni nga ñëwee ngeen jàppale Ousseynou si quartier bi loolu am na solo di wax ne rek jaraaf tamit ñu ngi lay sant bu baax si geste bi nga def Ousseynou da nga am def lu am solo mooy tey da nga war sa waa quartier ñëw taxaw pour jàppale notre leader je pense que Ndiame wax na ne lan mooy l'importance de la ville matul ñu di si ñëwaat yéen ñëpp léegi yoo xam ngeen lan mooy l'importance de la ville parce que li grand Nooru Ndiaye wax léegi mooy wax ji mooy que lii Ablaye man bu nekkee ville bu nekkee Yoff rek manu ko Ablaye yor na Yoff rek am un budget de 2 milliards et quelques te waa Yoff yi ngi kontaan de rey mais bés bu amee 66 milliards yi Ndiame wax boobaa waxuma la rey mais dañuy fête ñun ñëpp parce que xam nañ Ablaye ni mu bëggee Yoff te Nooru Ndiaye dafa wax léegi du politicien mais wax na wax ju am solo Youssou wax na ko sànq mooy Yoff li koy defar nekkul Yoff dañ koy uti si biti ku yaakaar si Yoff rek ku nga demay defar Yoff da ngay wax lu la neex xool leen fii fiñ taxaw nii tey di wax bu jëkkoon kenn ñeme ñu si woon di si wax kenn ñeme ñu si woon taxaw parce que fii ni mu meloon la mais Ablaye tey moo ko def nii def ko place boo xam ne nit ki mën nañ fi taxaw sax ngoon gi di féexlu wala guddi nga ñëw fi wala suba teel nga ñëw di wér donc kooku ñun amel nañ ko njukkal ñun waa Yoff Ndiame nag wax na lu am solo rien n'est trop tard te man Ndiame dama foog ne gars yi xam naa dañuy waxantu nii rek mais xam naa ñoom ñëpp dinañ bàyyi ñëw parce que fi ñu toll Ndiame dafa am lu am solo lu mu wax mooy que affaire bi c'est cyclique moom mënu jëw wax Abdoulaye Diouf Sarr différence bi 20 et quelques d'années la Abdoulaye bu fi jógee ba ñàkk ñun waa Yoff mairie Dakar dañ toogaat 20 ans yoo xam ne duñu am candidat il faut tamit ñu xam li ñuy xëccoo lan la il faut ñu xam li ñu bëgg lan la président Macky Sall bu taxawee ne donc yéen waa Yoff Abdoulaye Diouf Sarr ngoog ñun waa Yoff nañ bay suñu waar si li ñu jëm dañ si war a rey suñu bopp lan moo tax Ndiame dafa am lu am solo lu mu wax conseil municipal bi xam ne mooy mairie Dakar ay gox-goxaat ñoo koy bokk lu mat 19 lañ ko wax mais tey Ablaye bu jógee di wax ëllëg mën nañ ko xas naka bi ñuy natt yaa fi danoon yées de donc ñun waa Yoff nañu natt lu baree bari pour donc li ñu bëgg yàlla ma ñu defal jàmm loolu mooy beneen bi mooy lan nañu teer suñuy këral Ndiame wax na ko jàppoo pour une victoire au niveau donc du 23 incha allah rabbi may wax ne rek tonton Ousmane Sylla Sarr si yow laay mujjee dañ lay sant di nga gërëm parce que liñ naan qui était à la hauteur waruma tutoyer sax dama la vouvoyer donc vous étiez à la hauteur moo jëkk ñëw taxaw ne monsieur le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr bu ma def si liste yi man dama bëgg nga def si xale yi te foo taxaw dinaa fa taxaw loolu ko ëmb nag moo koy def donc tonton ñu lay sant bu baax a baax te gis nañ ni ngeen taxawoo di jàppale le ministre bon damay lay sant di santaale donc ton frère tonton Penda Sarr mi nga xam ne da ngeen di bàyyi seen soxla yëpp jàppale Ablaye di ko topp di wax ne donc wan directeur bi xam ne donc moom la Diène Sarr wax léegi Tidiane ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant parce que yàgg nga jàppale le ministre c'est pas aujourd'hui te loolu dina ko mais ji bi gi su ma leen woon aas maa ngi leen di nuyu yéen fu ma leen fekk dama leen woon nuyu bu baax mon frère Jibi ñu ngi lay sant li ma waxoon ci Sylla laay wax ci Jibi li tax ma fonk Jibi Samb lenn la Jibi dafa am parti li Ndiame wax noonu la Jibi def mooy dafa taxaw ne que Ablaye yaa fi nekk meilleur candidat sans parti seyal naa ko si yow pour jàppale la donc Jibi ñu ngi lay sant bu baax as yow dañu lay gërëm parce que bi nga commencé coordonné ba léegi wax fa dëgg yaay fi macha allah léegi l'information passe mais je termine par Ousseynou di leen wax ne yéen waa Dagoudane ginnaaw bi ma santee donc jeunes yi ko topp Youssou wax na ko Ngala wax na ko ñoom Baye Mour ak waa Dagoudane ñëpp awa seexaa jigéen ñu ngi leen di sant ku ma limul rek nag ma baal bi ñu ta mbéy nga yéen waa Dagoudane gépp laay wax
ñu ngi leen di gën a dénkaat donc le général Ousseynou Thiom Ousseynou parfois dama nakaan li nga man sax man manuma ko bu fekkee yaa foofu yaay maire dëkk bi demal Ousseynou du sonn du tàyyi loo ko fekk muy dox Abdoulaye Diouf Sarr la li tax muy mer mooy li tonton Ousmane Sy la waxoon Ousseynou dafa xëm rek si Abdoulaye Diouf Sarr bëggul daraam yàqu bëggul daraam naqari mais Ousseynou bu toogee bés am ko Abdoulaye Diouf Sarr ñëwul bu leen foog ne dara la bu leen foog ne négligence Abdoulaye Diouf Sarr la bu leen foog ne ñàkk a fonk Ousseynou Thiom la ñàkk a fonk waa Dagoudane déedéet wax naa Ousseynou léegi si tribune bi Ousseynou xam na lan moo téye ministre bu ngeen gisee booba léegi ñu koy yeexal mais dafa am fu mu nekk foo xam ne mënu foon génn wax fa dëgg yàlla wax naa Ousseynou wax du daw yaram donc Ousseynou ñu ngi lay dénkaat ton frère le ministre Abdoulaye Diouf Sarr de lancer un appel aux Yofois et aux Yofoises pour leur dire que on a le meilleur candidat pour leur dire que le candidat de la ville c'est Abdoulaye Diouf Sarr le candidat de Yoff c'est Abdoulaye Diouf Sarr on ne peut pas gagner la ville sans gagner Yoff en 2014 on a gagné Yoff en 2017 on a gagné Yoff en 2019 on a gagné Yoff en 2022 Inch'Allah on va gagner Yoff on va pas gagner pour gagner maintenant ce qu'on veut c'est la différence on avait 10 000 voix lors des dernières élections cette fois-ci on va encore plus de 10 000 voix pour contribuer à la victoire d'Abdoulaye Diouf Sarr à la maire de la ville donc nous vous demandons vous tous de venir soutenir notre candidat. Nous vous demandons vous tous de venir derrière notre candidat qui est le meilleur candidat qui s'appelle Abdoulaye Diouf Sarr. Waaye Yoff ñu leen dénk Diouf Sarr ngeen baal ñu wasalaam